We are Seven Truth. politique na po na émission buy jox ndaw yi kàddu ñu ñëw taxaw exprimer wu expliquer wax yan point ak yan solution la ñuy def pour mën a am benn sorte de crise selon seen gox wala Sénégal nekkatul émission bi woo politicien bi mu ñëw toog di dige mais déedéet kii politicien bu bees bi la di Sénégal soxla day ñëw wax naka la ñuy def ak yan yoon la ñuy jël pour génn ci guuta gi. salaamaaleykum ami internaute ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal seen émission politique neuve ñëwaat tey dans Seven Truth ak suñu benn invité un ami un frère un éminent sportif mais tey il va représenter un mouvement politique on va parler de politique et de gestion ah mi ngi tudd Habib Ndiaye Habib nuyu naa la. oui maa lay fay Arona. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp bu baax a baax di rafetlu émission bi di rafetlu jotaay bi. di am contentement bu baax a baax teew fii nii. di ñaan ñu commencé bisimilah rahmaani rahiim jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin. merci beaucoup léegi bon comme premièrement kan mooy Habib fu mu jaar fu mu juddoo fu mu màggee lu mu def. waaw man maa ngi tudd Habib Ndiaye maa ngi dëkk Pikine Tali bu bees. maa ngi jàng comme ni ñëpp jàngee jàng naa alxuraan. jàng naa français. maa ngi def maam Yéli Bayaan laa defee sama cycle primaire. def examen entrée en sixième fa laa échec dem sauvegarde. ma def fa entrée en sixième fa laa amee sama entrée en sixième dem CM Ndiaka Diagne. Ndiaka Diagne Caaroy fiñ bi CM Ndiaka Diagne. voilà jàngee bon football nag moo yàq sama jàng parce que dem naa ba doon def BFM. waroon dem benn voyage Helsinki mu ngi tudd Finlande waaw si loolu laa yàqee si loolu moo yàq sama jàng daal après ma suivre pratiquement football bi laa suivre def naa ci voyage 2014 dem Chypre dem Turquie ñu am double fracture loolu moo ma génnee ci jàng. waaw avant fracture bi tu jouais très bien au football. loolu moo ma génnee tamit ci football en tant que joueur actuellement maa ngi nekk coach am licence D de la CAF bokk ci promotion feu Omar Sarr bi Habib daal mi ngi noonu. macha allah merci beaucoup un joli parcours un sportif un véritable sportif on peut dire parce que nous on se rappelle quand peut-être Sirat jouait bu ñëwee Habib mais avec fracture yi peut-être que yàlla noonu la ko bëggee woon moo tax peut-être contrat professionnel bi mujjul antu mais bon adduna bi jeexul on va se recycler nekkaat encore ci yeneen kii tey nga ñëw teewal mouvement nga teewal benn coalition benn parti politique bu international parce que dafa am représentant ci diaspora bi am taxawaay aussi au niveau national mouvement bi mooy nan la tudd ak fan la nekk. waaw bon mouvement bi mi ngi tudd mouvement pour la réforme et la défense de la République mi ngi am slogan bi ñuy wax soppi doxalin génération soppi doxalin le mouvement a été créé en 2017 dans le diaspora. Je salue en passage le président du mouvement, monsieur Amidou Ly. Oui, Amidou Ly, en France. Bonjour. Oui, on le salue en passage. Mouvement bi comme ni ma ko waxee mouvement international la parce que mouvement am na cellule États-Unis, Canada, France, Espagne, Italie. Particulièrement au Sénégal, fii il y a plusieurs cellules yoo xam ne comme Pikine, Sicap Mermoz, Ziguinchor, Goudomp, Linguère, Louga, Casamance, Parcelles et Guédiawaye. waaw mouvement bi foofu la toll ci cellule. ki ko mettre en place Amidou Ly ñu ngi koy nuyu moom it di ko encourager donc tey boo jëlee slogan bi nga ni soppi doxalin. soppi doxalin. ci naka ci nan wala lan la ñuy soppi en fait. bon xam nga mouvement bi mouvement la boo xam ni dafa dugg ci politique comme ni nga ko xamee. bon kii di politique nag wax am na rupture bu ñu war a changer. soppi doxalin nag mooy pas faire du politique politicien mais faire du politique objectif comme nous avons l'habitude de le faire et de le dire aussi soppi doxalin dafay ñëw pour li nga xam ne ay gàkk-gàkk la ak pëcc xoo yoo xam ne nit ñi liñ ci war a jëlee comme leçon jëleewuñu ko ci ak yenn actes yi nga xam ne mi ngi fi am ñu koy ñaawlu soppi doxalin loolu la ñëw pour changer ko maanaam soppi doxalin comme ni ko olof di waxee rek dindi fi lu bon teg fi lu baax jëlee fi ñi nga xam ne ay yàqkat lañ. teg fi ay liggéeykat. slogan bi loolu mooy soppi doxalin. d'accord mais soppi doxalin am na ko mu jege wala boog am na idéologie bu mu jege ça veut dire idéologie fi may waxee mooy moom démocrate yi libéraux yi la gën a nuru socialiste yi PS la gën a àndal wala boog élan bu bees patriotisme bi ñoom Ousmane Sonko et autres woote. bon
soppi doxalin ni ma la ko mën a waxee ñi nga xam ñun moom lañ gëm di ko doxalee noonu mooy dañoo ñëw pour réformer les choses. du démocratie du PS non du social non dañoo ñëw pour ça parce que tamit yaa ngi tudd beneen bannière boo xam ni ñoom ils ont dit que dañuy soppi doxalin alors que ñu ngi dugalaat même les mêmes visions. da nga jàpp ni kon élan bu bees bi patriotisme ñëw Ousmane Sonko amul changement. non parce que bu fekkee da nga inclure li nga xam moom nga bàyyi woon moom nga ñooñ nga bañoon ñooñ nga bañ bëggoon ànd ak ñoom. nga dugalaat seen biir nga jël leen dugalaat leen seen biir kon donc élan bi yàqu na. waaw dans mon point de vue. waaw ñun nag doxuñ ci lool. ñu ngi suñu mouvement di liggéey pour changer situation yi nga xam moom la ñuy dund. waaw mouvement nag day tënku ci mouvement am. parti tënku ci parti mais ñun suñu mouvement ñu ngi préparé di travailler ci loolu. ok tey comme ni nga expliqué nga jàpp nga ni mouvement bi dafa taxaw tem jël peut-être benn yoon bu nga xamante ni nuróowul ak ñi fi nekk. est-ce que gis nga ni wala est-ce que jàpp nga ni loolu que ça suffit pour mën a demal sa bopp parce que dem day ànd ak jafandu te est-ce que ñoom Pastef wala élan bu bees bi ak yooyu noonu. est-ce que le fait que ñu interroger ñeneen ñi nekkul jàppandukaay parce que dem yow kese mën naa ni dana jafe trop ci politique. waaw mais xam nga comme ni ñu ko defee ci municipal yi passé dem nañu dugg ci benn bannière def coalition. waaw àdduna nag kenn mënul xëy rek dox foog ñu may la loxo tete la nga egg waaw mais nag ki lay tete ak ki nga war a àndal da nga koy tànn bu fekkee ñun ak ñoom ñoo bokk même style même idéologie même slogan. ñu gis ni daal mën nañ méngoo nañ ci tous les plans. mën nañ ànd ak ñooñu parce que tamit ki ngay may loxo kaa ma may loxo soo ma joxu sa loxo du ma la may loxo. ànd dem quoi kon donc ki may tàllal sama loxo man daf may doy mouvement bi ci loolu yor slogan bi mooy ñi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo yor même ñoo nduroo même idéologie. après bokk gis-gis après mu doon koo xam ni wala coalition wala candidat wala parti boo xam ni tey kat bu ñu àndee moom dinañ ni ay la yoon war na ànd nañu ak ñi ñu war a àndal. waaw léegi ci ànd boobu noonu tey mouvement bi muy dem am na ñu mu àndal. ci élection yi. waaw ñan la. bon bi ñuy dem ci législative yi passé. municipal yi. municipal yi passé non bon parce que ñu ngi jógee ci législative. d'accord peut-être bëgguma anticiper après dinañ ñëw ci. waaw bëgguma anticiper dinañ ñëw ci législative. xam naa du ñàkk nga am ci question moo tax bëgguma ci anticiper. ànd nañu ñi nga xam war nañoo ànd ak ñoom. parce que tamit bu fekkee ki nga war a àndal gis nga ni kii kat il est respectueux homme de parole li mu war a def mi ngi koy def kenn mënu koo dut baaraam ci dara peut-être buñ ci eggee bu ma la citalee di nga xam ne ñii war nañu mën a ànd ak ñoom. donc ci ñooñ la ñu àndal. yàlla nag def na ay pexeem yàlla dogal na li mu war a dogal. selon pexe ñi nga xam ñoo fi ne. léegi pexe yooyu ak dogal yooyu moom ndogal bi lan la ci législative. waaw ndogal bi du leen lu dul dañu rejeté comme ni ñu rejeté yenn parti yenn opposants yëpp ci ay affaire doublon. 6000 doublons ñoom nee nañ dañoo am 6000 doublons ci 6000 doublons yi ñu ne encore dañoo amaat erreur d'enregistrement saisie des colonnes ñoom ñoo ko wax léegi ñu bu fekkee wax nañ ñu loolu ñu am temps boo xam mën nañ dugal recours parce que man je suis le mandataire adjoint foofu noonu coalition boobu. donc bu ñu dugalee recours yi li ñu waxoon am nañ stock de parrainage boo xam des na fa plus de et quelques mille ñu dugal nañ ko rectifier waat erreur de saisie yooyu dugalaat ko ñu bañ. kon donc peut-être loolu ñu wax ñoom amul. peut-être dañu ko wax pour bàyyi ñu pour maanaam waa ji day dem ci mbapat bi bëgg na bëre. mais day tànn ñi muy bëre moom kese wala non day tànn ñi muy bëre parce que ñi muy bëreel ñëpp mooy ñu muy ànd ak moom. waaw yow loolu xam nga si dara sax ñi muy bëreel yëpp mooy ñi ànd ak moom lay bëreel ku mu xam ni kii da koy sonal du bëre ak yow waaw te loolu nag moo fi war a jeex. 6000 doublons am ngeen chance su remplacer waat ko. oui parce que peut-être pour man loolu yomb na trop. non si am nañ ko. oui rectifier nañ lépp ba dugal def recours dugal. mais bu ñu la bañalee mënutoo si dara. waaw comme que mooy buum bi buum mi. léegi fan ngeen toll. bon ñun ñu ngi suñu liggéey continuer le travail. defaatu leen recours defaatu leen appel. bon le secrétaire général lu coalition bi moom mi ngi ci. ñun bàyyiwuñu ko ñu ngi ci tamit mais teewul tamit comme que mouvement lañ yor dañuy continuer suñu liggéey parce que tamit bu fekkee xaar day ngantal bopp boo toogee di xaar sa bopp day rëy. waaw yarul di xaar da ngay nekk ci li nga war a nekk. waaw après leneen li ñëw nag moom dalay dab mais day fekk yaa ngi ci yoon bi. léegi nekk ci la nga war a nekk boobu noonu yan action la. waaw action lan ngeen nekk di def au niveau national. bon li njëkk mooy fexe yee Sénégalais yi ñu ñëw xam ni kenn ku ne am nga rôle ci politique. waaw de un
parce que bëri na ñu naan du ma politique c'est-à-dire xamuñu bu ñu politiqueul ñu ngi leen di politiquer. waaw la preuve mooy gis nga ko temps yi carte d'identité mi ngi mel tulleeg ma leen joxeel sa carte d'identité ñu jox la temps. yooyu yëpp c'est du politique. te même au-delà de ça sax le fait que ngay xëy di dem di liggéey yaa ngi politique. waaw selon nag politique bi fi nga koy gisee ak fi ma ko dul gisee mooy wute. donc fexe impliqué gars yi ñu ñëw surtout la jeunesse. ñu conscient ñëw ñu ànd ñu liggéey. beneen bi mooy fexe communes yi wala villages yi départements yi. ñu monter fa ay cellules. waaw parce que doyatul rek ci 14 régions yi nga xam moom la ñu am mais dafa li ñu bëgg dëgg-dëgg mooy 557 communes yi fii fi ne ñu am fa cellule te c'est possible ñu ngi ci. waaw comme que nag ñu ngi ci am nañ ci yaakaar bu baax a baax beneen bi mooy tamit ñu ngi def ay social. waaw ñu ngi def ay social bi nag du caaginu da nga koy def parfois mu jóg déedéet parce que am ñoo xam ne mérité wuñu lool mais ñi ngi def ay social ki ñu ko sekkal dina xam ne kat kii sekk nañoo moom lool yenn saa yi ñu gis li nga xam ne lii mën nañ see def dara ñu def dara. waaw léegi nag beneen bi mooy ci li ñu war a nekk mu ngi mel ni tamit encore une fois li nga xam ni mooy jeunesse bi ñu orienté leen ci éducation bi ci transformation ci formation ak d'autres. waaw parce que tamit politique lu yomb la man selon man ni ma ko gisee parce que li tax mu yomb mooy kenn ku ne bu xamee ni war na mën a def politique am rek mooy politique rek parce que le fait que nga jël tey 10 boy jëndal leen sax benn dàll wala benn loolu yaa ngi def politique. parce que xale yi ràññee nañ la ci acte boobu noonu kon donc tu as fait du social. léegi nag ñun on a un programme de social boo xam ni de longue durée la parce que tamit li ñuy bëgg ci kanam lay ñëw incha allah te am nañ ci yaakaar bu baax kon donc dañuy continuer ci lancé bi ñu nekk bañ a tegg suñu tànk nekk ci li ñu war a nekk xaar yàlla dina ñëwal boppam mais nag yàlla bàyyi sa tool. moo jiitu waaw moo tax nag ñun ñu ngi ciy bàyyi suñu waaw bu baax a baax di ñaan incha allah saa yu tawee rek. ñu mën a jékki. est-ce que nekku leen aussi def politique bi ñëpp di def parce que d'après bu ma déggee ni nga expliquer mooy peut-être dem ci nit ñi jéem def ak ñoom échange pour en retour ngeen xaar après bu élection jotee ngeen delluwaat est-ce que nekkul li olof naan mburu foofu ko fëriñ. waaw d'accord xam nga moom laa doon wax naan éviter de faire la politique politicienne. tey question bu ñëwaatee rek daf mel ni ñun fa lañ bëgg a dugg te ñun jugee nañ foofu parce que mënoo wax soppi doxalin di duggaat ci li gars yi duggoon. non newuñ ci loolu. waaw ci liñ ne mooy échange bi ñuy échanger ak nit ñi mooy ñu conscient xam ni ñun waruñu dépendre ci waa ji wala ci kii wala ci kii dañoo war a dépendre suñu bopp nag mooy transformation bi ma la wax xool benn cellule ñooy kat ñii mën ngeen def lii ñu ne waaw ñu jël xaalis jox leen mouvement nag ku ne xam nañ du parti yow da ngay joxe sa 2000 ma joxe sama 3000 ki joxe 4000. ñu boole liggéey. waaw mais bokkut ak parti bi nga xam waa ji day toog fële yónnee xaalis après tey ñu lekk ko suba mu am coow mu tas déedéet. on va travailler ensemble. Nag mooy kenn ku ne sa dërëm ak sa ñaar dërëm dañ ciy def ñu liggéey jigéen ñi bu ñu soxla transformation ñu jox leen góor ñi éducation bu ñu gisee koo xam ne kat soxla na ay kay yooyu ñu jox leen def acte social boo xam ne de longue durée la. waaw ci loolu daal ñu ngi ci. d'accord xam nga social bi aussi c'est bien nga def social parce que xam na ni ñun suñu dëkk yi ak suñu réew yi nit ñi dañoo nekk ñu seen loxo xaw a des a jot a ginnaaw. jot seen ginnaaw. donc. social bi c'est bien mais social man ni ma koy jàppee ci politique mooy nga xëy di jox nit chaque jour jën te amaana am na noo doon taxawee wala am na noo ko doon jàppale moom du xaar nga jox ko jën mais day xëy dem nappi. pour wutal boppam. est-ce que nekku leen ci lancé wala parce que comme soppi doxee leen la wax est-ce que nekku leen ci waru leen woon nekk ci beneen lancé wala beneen politique. beneen façon beneen idée bu gën a mën a yóbbu nit ki ci entrepreneuriat ak auto-emploi mooy mu am indépendance. mën a demal boppam ba ëllëg moom mu mën a jël xaalisam defaat ci mouvement bi. waaw xam nga mooy li ma la wax transformation kooku da ngay liggéeyal sa bopp. waaw kon donc kuy liggéeyal sa bopp après da ngay indépendant doo dépendre ci kenn. waaw foofu moom yaakaar naa ni foofu tontu naa la fa. lépp loo xam ni nit ki soxla na ko mouvement mën na cee taxaw jàppale la te bu la jàppalee pour nga free moo tax nga mën a demal sa bopp. doxal sa bopp ba suba yaay toog nekkat mouvement bi ma bokkoon xaaral ma dugal ci ma sàmm wala ma dugal ci ma dem parce que kenn ku ne war na ci mën a gis boppam. waaw mais du caagi ñu dañ koy def ngir suba nga topp suñu ginnaaw wala ginnaaw su nga ànd ñun. dañ koy def ba pare li tax ñu def mooy mouvement la mouvement bi bokkut ak parti à chaque fois dama koy wax. bu dee parti la waa ji mooy nekk ci kaw di joxe ay instructions di joxe xaalis gars yi mais lii tey su ma jaadee man am na ñoo xam dañuy tax ne mooy saa yi lii waxuñu ko lii nga waxoon lii ak lii la ñuy def boobaa damay ànd ak ñoom. parce que même le président bu amee benn instruction bu joxe danaa ma que penses-tu
loolu mu may laaj sama idée laa koy wax parfois mu bàyyi lim jàpp ànd ak man ci loolu. kon donc ñun ñëpp kenn tënkuñu. waaw te yàlla na yàlla musal ci ñuy tënk quoi. waaw donc xam nga politique la te politique souvent dañuy wax instance. wax institution te bu nee instance wax institution mooy dañuy dëggal liy dëggal parti. liy dëggal idéologie politique mooy parti. pour man que parti ci élection wala ci yenn échéance yi mooy ëpp doole mouvement. parce que mouvement mën nañu ko jàppee benn association comme ni nga ko waxee rek mouvement la muy mouvoir day bouger tey mën na ànd ak kii soo mu ànd ak kii ginnaaw suba d'accordul mu dem fii après ci biir groupe bi am ñu waxandoo lii bokk nu ay idée mu capoter contrairement ak parti bu nga xam peut-être benn nit mën na ko créer mais mën nañ am idéologie bu nga xamante ni si la ñëpp di dox te idéologie boobu bu ko président bi moom parti bi teggee parti bi am nañ droit ni ko du noonu te parti politique souvent muy dem élection mooy ëpp doole que mouvement est-ce que soppi doxalin nekkul aussi ci ay tànku ëllëg ci biir mu jóge ci mouvement dem ci parti wala dafa bëgg rester éternellement parti bu mouvement boo xamante ni ba day gunge. waaw xam nga mouvement yi am na récépissé pour dem élection présidentielle wala élection législative moom kese du dépendre ci kenn. mais moom laa la wax sànq ci biir wax ji nee naa la nit mënul jug rek dox waaw foog nga jël tiraay expérience. bokk ci biir gars yi di xam. mais tey bis boo waree génn pour demal sa bopp rek kenn du la téye. waaw parce que mouvement international parce que mouvement bi Arona il faut ñu nga xam benn affaire. wala boog ñi ñuy seetaan xam benn affaire. du mouvement wu groupe WhatsApp du mouvement wu toog kaa ñu waxtaan déedéet mouvement bi surtout mouvement international la kon dépassé na Sénégal kese. waaw. parce que am na ay représentants diaspora. Turquie am na fa yàggul dara Turquie ñëw samp na fa États-Unis am na fa. Canada am na Espagne am na Italie am na France am na. am nañ Angola am nañ Mali am nañ Nigéria. d'accord South Africa am nañ ko. parce que li ma lay wax ni bu ma nekkuloon mandataire sax peut-être mën naa ko bañ a xam mais foofu yëpp suñu mouvement moo fa teg tànk. waaw kon donc du mouvement boo xam ni tey dañuy xëy rek tënk ñu ci benn affaire déedéet moo tax ci biir wax man la bu fekkee am nañu candidat boo xam ne mën nañu ànd ak moom ci élection yii di ñëw ak yi weesu yëpp. du da ngay ñëw candidat ñu ànd ak yow déedéet dañuy xool les critères ba xam ne mën nañoo ànd ak yow. même bu fekkee da ngeen gis ni kii moo fi sës te élection yii moom mooy falu exemple. ngeen def sondage gis ni bu ngeen demee élection daal Habib mii ku mu demal élection dina gagné mais mën ngeen bañ a bokk ak idéologie da ngeen di bañ a ànd ak moom. waaw xam nga da nga def sondage yow. waaw élection municipale yi passé le sondage ñu mujjee. posé nga ma question mais dans le posage question. waaw sama sondage. benn moo ci faussé. moo tax parfois yooyu xam nga duñ ci basé wu. diw mooy falu taxul nga falu. dëgg la waaw diw mooy falu taxul nga falu. te ñu bàyyi loolu dina leen nax Sénégal. diw moo war a falu day falu déedéet. Macky Sall kenn xalaatu woon day falu. waaw loolu mbiru yàlla mais l'essentiel nit ki na def yëfu nit. ànd ki mu war a àndal. dugg ci li mu war a dugg. yàlla mooy décider. mais kenn ku ne na nga bay sa waar. dëgg la waaw du caagi ñeneen kii mooy fal da ngay daw topp ci ginnaaw. déedéet man gëwuma loolu sax man gëwuma loolu toppee baaxul. déedéet man gëwuma loolu. nit dafa war a gëm boppam. non c'est-à-dire bu la nit ñi wóoloo. am ci yow yaakaar. sampal ba pare fooy jaar. na leer na leer. bul dox guddi bul jaar. déedéet jaar fu leer nañ parce que dañ lay bàyyi xel. parce que dañ la wóolu man pël yi dañ maa neex. parce que dañuy yor téeméeri xar jiital xar yi nekk seen ginnaaw. yaay nekk di xool xar benn naa xar bi yaay dem bu neex ku mu xar yi nga gis ko kookoy leader. saa yoo gëstoo gis ko ci ginnaaw gars yi kooku leader la. mais waaw mais du caaginu kii moo fi ne rek nañ ànd ak moom déedéet man gëmuma loolu. man du ma dox ci ay mumbaay déedéet. d'accord léegi ci kaw loolu gis nañ mouvement soppi doxalin am na ay parti ak ay mouvement yu mu àndaloon ci yenn élection yi weesu ak yi ñu jëm. yu mel ni ay bokk gis-gis ay Pape Diop ay Decroix est-ce que crédit ñooñu. du wàññi doole. bon comme. parce que fi élan bi jëm. législatif yi ñu jógee nii. moom laa doon sànq peut-être su ma ko waxee question yi mënoon na bañ a ñëw. mais élection législative yi passe ñi ngi àndoon ak Mamadou Diop Decroix. Mamadou Diop Decroix kenn mënu ko dut baaraam Sénégal. waaw sincèrement il est respectueux doo ko dégg ci ay détails. waaw ñu àndoon ak Cheikh Moustapha Mbacké. du parti Nassou surtout Cheikh Gaïndé Fatma la. il a fait 30 ans Nations Unies à les États-Unis. ñëw na fan yii sax ñu ngi koy nuyu moom itam ñu ñëpp ñoo àndoon di liggéey ak suñu mouvement kon nous sommes 3. mouvement soppi doxalin ànd jëf. bu Diop Decroix ak Nassou bu Cheikh Moustapha Mbacké.
donc ñooñu mun nañu ànd ak ñoom parce que ñooñu saa yi ñooñu même idée la même gis-gis la parce que bu fekkee Diop Decroix kenn gisu ko ci gars yi kenn dégg ko ci gars yi kenn dégg ko ci ay détails waaw Cheikh Moustapha Mbacké toujours élection 2012 bokkoon na yaa ngi gis kon donc ñi ñu war a àndal ñun jàpp nañ ni ñii la ñu war a àndal ci élection législative passée. d'accord rejeté nañu est-ce que dañuy àndat ak ñoom ak wala duñu ànd ak ñoom loolu egguñ ci. ok est-ce que amul aussi ku nekkaat seen ginnaaw parce que ku xam Decroix xam ni libéraux la. idéologie démocratique la ñoom ñëpp même bu fekkee AJ/PADS lañ bokkoon ak ñoom Landing Savané ak autres gis nañ histoire Decroix xam nañ lu mujjee mook Landing Savané bi Abdoulaye Wade di tas AJ/PADS ñi ngi koy dut baaraam ci côté boobu noonu 30 millions yi moo loolu peut-être mën na nekk histoire ancienne mais ku ñu xamee Decroix dëgg xam ni idéologie peut-être libérale la mooy sorewul Karim Wade sorewul Pape Diop sorewul Macky Sall est-ce que aussi mouvement bi nekkul raccourci pour duggaat ci système bu Karim Wade bu amaatee wala PDS bu judduwaatee. bon yow li ngay indi mooy analyse la su amaatee waaw su judduwaatee yooyu c'est des analyses yaakaar naa yow bëgg ma def ko. waaw ay xalaat la rek. waaw ñu d'accord teg ay perspectives yooyu moom du ma la ko bañal sax. mais comme que je suis là pour une mouvement. damay tënku ci loolu rek. d'accord waaw léegi ma bàyyiwaat la xam naa temps bi lu dese bari. bu fekkee am nga looy dolli ci mouvement bi. waaw bon peut-être projet yi. waaw projet yi mooy li ma doon wax rek à chaque fois ñi ngi ciy liggéey. ak coordinateurs yi ñu am yëpp comme ni ma la ko waxoon sànq Sénégal coordinateurs yi nga xam ne fi ne yëpp parce que je suis le responsable des structures du mouvement. Soppi Doxalin et coordinateur de Pikine. ñoom ñëpp maa ngi déggante ak ñoom. ñi ngi xool ni ñu ko jéem a élargir. ba am na ñoo xam ñi ngi ci comme Linguère ñu ngi koy yaatal y a un certain Badji Kela maa ngi koy nuyu moom itam et madame Samb moom moo am 9 conseils à Linguère. waaw donc moom moo nekk sax tête de liste Linguère ci. législative mais malheureusement dañoo recalé l'essentiel daal mooy objectif bi ñu am mooy comme ni nga ko waxee essayer d'imprégner tout le monde même département yi village yi parce que tamit foofu gars yi egguñu fa quoi te foofu dafa am ay affaire waaw donc ñu ngi ci yooyu daal ñu ngi ci comme projet boobu ñu ngi ci ñu ngi xool aussi tamit nu ñu mën a jàppale jeunesse bi réunir leen ba ñu conscient ci cette politique sénégalaise parce que tamit politique du dara lu dul gérer l'art de la cité parce que loolu moo fi ne et si tamit kenn ku ne mën na koo def fi nga dëkk waaw fi nga dëkk parce que tey mën nga xëy rek suba comme nous avons l'habitude de le faire jël ànd ak le docteur Mbodj ci solution yi nga xam moom la amoon fii passé ñoo ko def jël ay suñu biir xool ay xale 25 xale cotisé fay médecins yi ak Mbodj jàpp ci waaw kon loolu ci politique la. waaw Mbodj aussi c'est une personne à saluer. vraiment macha allah docteur Mbodj Pikine si Pikines. waaw xam nga kooku mairie mënoon na ko def parce que am na ku ko njëkkoon def yow xam nga ko am na ku ko njëkkoon def ñu fexe ba ray ko ci génnee ko ci. ñoom defuñu dara après. donc yu mel noonu bu ñu bàyyi gars yi di ko def mairie bee ko déedéet nañu bàyyi ñun parfois ñun ñi nga xam ni. population fa lañ dëkk xam nañ fi li waa jox mburum fi mu xamee xam nañ ko. ñu taxaw ci yooyu noonu. waaw comme social yooyu ñu ngi ci jéem a waxtaan parce que tamit cellule turque bi taxaw na. le président war na fa dem monter leen cellule parce que tamit ñoom li ñu fay jooytu doy na waa trop à Turquie ak aussi tamit fexe village yeeg yooyu ñu impliqué wu ci mouvement bi monter fa ay cellules daal projet yi daal ci foofu lañ toll projet de longue durée la. parce que tamit li nekk suñu kanam nii. recalé nañu liñ ciy dox ñu ngi ko ciy dox mais du tee ñu préparé suñu 2024 pour xool tey bu ñu nee suba bu ñu nee ban mouvement lañu war a woo parti ban mouvement lañu war a woo ànd ak ñoom fekk ngeen am dëgër waay fekk Soppi Doxalin taxaw na bu baax a baax parce que tamit nit bu yaakaar ci yow ne la kaay jàppale ma ci li am na lu mu yaakaar wóolu na la waaw kon donc ngala boo góorgóorloo yooyu itam ba wóolute boobu bu ko caaxaanee. d'accord waaw kon donc ñu ngi ci loolu daal. léegi yow kóolute boobu noonu ñu am ba table responsable département de Pikine. yan programme yan idée yan projet nga bëgg a mettre parce que aussi d'accord mouvement la. dafa am nu ngeen di doxee. mais xalaat bu rafet kooku mën nañ ci bañ a tàggu kenn. lépp lu nga xamante ne day yokk mouvement bi doole rek dëggal ko rek loolu yaakaar naa ni boo ci jiitoo sax boo mouvement bi fekk ci la ci. ana yan pexe nga lal nga teg. waaw comme
programme yi nga xam moom laa bëgg a initier ci mouvement bi. maa ngi doon waxtaan ak le président bon comme moom il a l'habitude de me dire que yow soobu rek. loo dugg man maa ngi ci biir. peut-être ñu ngi ci démarrage yi peut-être lu bari bu génne mën na yàqu parce que xam nga Pikine li fa ne. da ngay teg sa programme gars yi jël ko soumettre ko xool ñu ko modifier ñoom jël ko seen bopp. kon donc peut-être buñ ci eggee rek dinañ ci waxtaanaat bu baax a baax mais comme nii maa ngi ciy liggéey ak ñi ma ci war a liggéeyal. maa ngi ciy concentré wu maa ngi xool parce que tamit Pikine moom kenn gënu ma ko miin. waaw vraiment parce que tamit xam nañ ko bu baax xam nañ suñuy problème xam nañ la fa am. à chaque fois lu gars yi xeex ba mu yaakaar ni jeex na day ñëwaat tu te rappelles syndicat bi tali boobu noonu dañu ñëwoon oto du fa gaare. waaw gis nga ba ki dem laa fa jaar gis nga nu mel. xoolal côté stade bi waa ji wàccee foofu carton tali bi kenn amul foo jaar. gis nga kon donc fi nga jëm bu fa gars yi xamee dañ lay jéem a kale. l'essentiel mooy ñu ngi suñuy ñu ngi làqatu daal di waxtaan ñu ngi war a waxtaan suñuy groupe di waxtaan di xool suñu plan d'action. ñu koy def mais bu làqatu bu yàggee keneen da koy def de. non non mu jur leneen non non bu yàggee est-ce que di nga def dara. non du yàgg parce que d'ici le 11 dina am bu génn. waaw 7 wala 11 incha allah dina am bu génn ñu ngi ci bu génnee yow war nga ko yëg dinañ la ko wax ne la kat saa yi lii def nañ ko ak lii ak lii. incha allah li nekkaat suñu kanam nag dinañ waajaat joxewaat beneen date def ko parce que tamit noonu la rek. beneen tam mooy même bu yàggee keneen def. kenn mënul def lépp Pikine yaatu na yaatu goo xam ne kenn mënul def lépp. waaw bu ñu mënoon def lépp ndox boobu nekk syndicat. ñaata yoon lañ ko jooytu mujjul fenn. kon donc kenn ku ne bu ci jàppee mu dem. l'essentiel mooy li gars yi di wax rek dafa jot quoi Pikine am ay cadres yu fa génn ak am ay leaders ay vainqueurs yu fa génn. comme nous avons l'habitude di ko gis ci domaine sport beeg yooyu. jot na quoi c'est-à-dire que du caaginu Arona mi ngi ci benn partie rek damay fax non gëw ma loolu de. man dinaa am ak ñëpp jàmm mais nag man ak Arona bu ñu war a wax ne dëgg dinaa ko wax dëgg. mu jeex su ma wax dëgg na ma wax dëgg waaw. loolu la yëfu góor. waaw mooy nit. yooyu yëfu nit waaw mooy yoon. mot de la fin. waaw bon sant yàlla rek sant yàlla bu baax xam naa ni tey dinaa àbb Maxime Mbargane ñëwalu ma mais sama jarbaat moo ma ñëwal jaaji or borom ciseau bi macha allah di ko ñaanal yàlla defal ko barke bu baax a baax di sant samay ñaari waajur di sant sama soxna moom mi woote léegi di laajte fu ma toll di nuyu gars yëpp waa parlement bu di nuyu ñëpp di nuyu le président monsieur Ly di ko jaajëfal bu baax a baax di wax ni moo xam bébé tam yàlla na ko yàlla motali yàlla may ñu kàttan ñun tam Pikine changé idéologie yi changé. surtout ça waaw idéologie yi changé bu baax a baax parce que dañoo war a dépassé ci ay nampalaateeg yooyu. waaw yooyu dafa war a jeex non ça dafa war a jeex. dafa war a jeex quoi waaw nampalaate yooyu moom xam nga doy na sëkk quoi waaw xam naa ko booy nampal ba toll ak nit ki nga arrêté waaw kon donc gars yi. maa ngi di di ko jox 1000 francs rek. non doy na sëkk yàlla na ci yàlla musal parce que loxo biy tàllal du am barke. waaw loxo biy tàllal chaque jour du am barke yàlla na ci yàlla musal. waaw ay ndaw leen nañu jug ña fay suñu live li ñu war a dox ñu dox ko li nga xam ne baaxul ñu xam ne li baaxul ñu bàyyi ko. bàyyi bi nag bu mu yem sax ci ñun. nañu xool ñi nga xam ñoo koy def ñu jëm waxtaan ak ñoom donte wax yombul. waaw parce que dégg-dégg yi ñooy wute. mais l'essentiel kenn ku ne li nga war a def na nga ko def di nuyu ñëpp suñu waa kër sama yaay ak sama papa ak famille bi ñëpp di bëggee bu baax sama waa ji sallallahu alayhi wa sallam maa ngi koy ziar bu baax a baax jaajëf Habib la tudd sant Ndiaye ancien footballeur ancien très grand footballeur yàlla def xam naa fi mu war a nekk ay professionnel comme tey Demba Seck le jeune recrue bu Torino dëkk Pikine comme papa Abou Cissé ñun ñi ñëpp on a fréquenté le même endroit le même lieu tout avec autant de naanaan comme on dit ay Mbaye Niang bien vrai que tubaab la mais koñ ba la dëkk yooyu yëpp c'est des potentiels yi nga xamante ni mënoon nañ ci am yaakaar ñenn ñi yàlla moo def ni seen yoon nekk lii ñeneen ñi seen yoon nekk lee tey mu reconstitué nekk entraîneur reconnu am diplôme am signé par la CAF di yëngu dans le domaine du sport mais aussi nekk di activé wu dans le domaine communautaire nekk ci mouvement ànd seeg Amidou Ly le très brave Amidou Ly di yëngu pour xool naka la ñuy soppee doxalin ak doxin bi bu ku nekk defee li ko war rek ku nekk am li mu warloo donc ñi ngi ñaanal mouvement bi ñi ngi lay ñaanal di ñaanal Amidou Ly que Sénégal bu ñëpp soobee seen loxo rek ci ndab li rek yaakaar naa ne amaana dana changer waaye bu ñëpp toogee seetaan rek du ñu yegg fi ñu bëgg yegg Politique Neuve la woon moo la doon recevoir merci Habib. merci. Politique Neuve Pona émission buy jox ndaw yi kàddu ñu ñëw taxaw exprimer wu expliquer wax yan point ak yan solution
la ñuy def pour mën a am benn sorte de crise selon seen gox wala Sénégal nekkatul émission bi woo politicien bi mu ñëw toog di dige mais déedéet kii politicien bu bees bi la di Sénégal soxla day ñëw wax naka la ñuy def ak yan yoon la ñuy jël pour génn ci guute gi. We are 7 Truth.